énormément, plus de 3 millions de morts par jour, États-Unis, Brésil, France. Pendant ce temps-là ñun ci suñu dëkk yi problème mu équité la ñu am ak vaccin yi Bijou. Coronavirus bi ça fait presque 1 an et demi mu dugg ci àdduna bi mais ba léegi maîtriser guñ ko, au contraire am na dëkk yi nga xamante ne chaque jour ñi ngi am ay contamination yu bees mais yu bëree bëri yoo xam ne daf leen di sax jaaxal fu ci mel ni Asie ñoom corona bi ni mu fa mel jéggi na dayu comme Inde bi nga xamante ne am nañ plus de 3 millions de morts, waxuma la contamination mais nit yoo xamante ne dañu décédé te Covid moo leen yóbbu. États-Unis, Brésil wala France ñoom tamit ci pays yi nga xamante ne pays yi coronavirus bi gën a sonnal ci la ñu bokk te leneen li ci gën a metti mooy équité ñàkk na torop ci distribution wu vaccin yi déjà limite politique daf ciy rax wala loo xamante ne ku ci nekk da ngay xool sa côté économie nan ngay def ba mu gën a développer par rapport ak vaccin yi donc dëkk yu bëri du ñu am wala ñenn ñi du ñu doy la wala ñenn ñi ñi ngi naan leen tey vaccin bi moo baax bee baaxul mu mel ni feebar bi posé na problème boo xamante ne ci dëkk ci àdduna bi yëpp rawatina nag dëkk yi ñuy tuddee pays en voie de développement nga xamante ne tey vaccin bi nekkul lu ñuy may dañ koy jëndi donc boo amul yenn xaalis yi doo ci mën a jënd doo ci am banaan yaa ngi jéem a vacciner sa population et pourtant àdduna bi yëpp dañu taxaw d'accord ne tey vaccin bi rek moo ñu mën a aar ci lii di coronavirus ñu xool gëstu bi ci Fatou Kiné Deme def ñëwaat. ci jamono ji ñu foog ni mbas mi ngi dellu gannaaw mbootaay gi ngànk wàlluk wér-gu-yaram ci àdduna wërngal këpp ma ngay wax ay record yu yees ci yenn ci réew tolluwaayu kaayu yees yi sax ñu ne ëpp na 5 million Asie nag gën a loru ci mbas mi rawatina ci réewum Inde foofee sax ñu ne ndeeteel ga dafa gën a jéggi dayoo Asie daanaka ci weer yi mujj yi képp 3 million ci doomu aadama ñàkk nañu seen bakkan ñu gisit ni ca New Delhi féete ca Inde daanaka lu ëpp 1,4 ak ñaar fukk ak juróom-ñeent ci doomu aadama am nañu kaayu yees yi États-Unis topp ci ak lu ëpp 200,000 ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar Brésil doon nag ñetteelu réew bi gën a loru tamit ci mbas mi ak lu ëpp 200,000 ak juróom fukk ak juróom-ñeent ci kaayu yees yi Turquie la fa am ci kaayu yees ëpp na 200,000 ak fukk ak ñeent France nag daal di tëj yëf yi moom it ak 200,000 ak fanweer ak ñett ak lu topp lu soxal wàllu ñàkk yi nag ñu ne séddale gi teguñu ko ci yoon téeméer boo jël juróom-ñeent fukk yi ñu ngi ko jagleel réew yi ñu jàpp ni am nañu doole maanaam ci tënk juróom-ñetti téeméeri junni ak juróom fukk ci dose jagleel nañu ko réew yi am doole ci jamono jooje réew yi nekk ci yoonub yokkute téeméer boo jël li ñu leen jagleel ci ñàkk yi fekk ci mbas mi matul sax benn te loolu dafay gën a yombal variant yu yees yi waaye tamit li ñu njoxti ni jàngoro ji mi ngi jëm ci yoonu jeex boo moyul dana gën a wéy kon mu mel ni ñàkkub Covid 19 bii nag daanaka kumba am ndey ak kumba amul ndey daf caa am tey boo jëlee ci réew yi am doole ñeent yoo jël kenn ka ñàkk nañu ko bu dee réew yi nga xamante ne danoo amul doole juróomi téeméeri nit yoo jël yu ne kenn képp lañu ci ñàkk moonte initiative COVAX dafa wax ni nañu yemale bëgg nañu askan wu ne téeméer boo jël ñaar fukk ya jàpp fanweer ñu mën leen a ñàkk kon ci dose bu njëkk balaa ñu yegg ci njeexitalu at mi. mbébétu France mooy fexe rek ba jébbal yenn ci réewi Afrique yi ay ñàkk AstraZeneca luy tolloog 100,000 dose ci weer wi ñu ne. situation mondiale bi ak Fatou Kiné Deme ñu ngi koy gërëm bu baax jigéenu Zal Centenaire ci dëkk bu ñu naan France ñëwaat ci tolluwaayu Covid bi un peu partout à travers le monde Bijou. situation limite catastrophique ndax bu ñu demee ba yaakaar ni maîtriser nañ Covid 19 bi nombre de contamination yi mi ngi wàññi ko dañuy jékki-jékki gis benn explosion boo xamante ne nu ñu koy expliquer sax scientifique yi du ñu ko xam mais li ñu seetloogum rek mooy vacciné wu. pour le moment moom la ñu war a mën a def ndax distanciation sociale bi c'est vrai que ñi ngi koy préconiser mais nit mooy dem ba mujjee sonn ñi nga xamante ne ñoo gën a nekk à cheval ci distanciation sociale ci porter masque ci def attention dañu dem ba benn instant benn relâchement am loolu nag ñu seetlu ko depuis été dernier te conséquences yi dafay ñëw wax nañu waxu première vague deuxième léegi nag ñi ngi dem jàll ci troisième vague te vague bu ñëw gën a virulente moroomam donc ñu jéem a moytu rek gën a continuer vaccin yi et puis jéem a xool
nu ñuy liggéeyee la main dans la main parce que yaakaar naa ni là c'est le moment que monde bi yëpp def li ñuy def en symbiose au lieu ñu jéem a def ay wujjalante ban vaccin la ñuy jël vaccin bi xas ko pour que beneen boso beneen dëkk mun a jar instant bi nekkuñu foofu nekkuñu ci guerre wala bu ñuy guerre it contre Covid 19 bi la war a nekk mais ñun ñëpp dañu war a nekk ensemble ngir xeex feebar bi nga xamante ne mi ngi continuer def ay ravage Pape Cheikh. Voilà, merci.